mbokki salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy door rek ni ñu ko junjee ci ndorteel li ak Sénégal état bu Sénégal kon nee na réewum Sénégal réewum démocratie la te nag démocratie bu mag la ba tax amul benn leçon gu bàyyi ko ci ku mën doon dikk ci état bu Sénégal loolee nag ay kaddu la bàyyi ko ci moom mi nga xam ne moom mooy yore kaddu gouvernement bu Sénégal di Omar Gueye rax ci dolli kon nee na lu jëm nag ci parrainage bi fas yéene benn yoon jëfee digal bu bàyyi ko ci cour de justice bu CEDEAO moom nag jàpp na ne kon li am kon ci wàllu parrainage fii ci Sénégal askan seen bopp kon ñooy da koy defal seen bopp wuute nag lool kon yi am ci ay réew yu bëri ci àdduna wërngal këpp rax ci dolli kon nee na fitna yi amoon ci Sénégal ab commission enquête danañ ko samp ngir mbiri kon leer nañ ba ñu xam lu ne ca nekk la ca nekkoon lépp moom moo ko daal di xam ne jëwriñ gi loolu nag mu ngi ko daal di xam ne seen janook taskatu xabaar ni ki tey ñu ànd ci leeral ak Mame Abdou Gueye Kassé. Le 3 avril Sénégal daal dinay gàntu sàkkuteefu cour de justice bu CEDEAO parrainage bi nga xam ni moom lay sàkku ñu daal di koy supprimer dafa doon ab système bu baax bi nga xam ni day gën a dëgëral sunu démocratie loolu lee la Oumar Gueye xamle. démocratie yi am ci àddina bi daanaka ñëpp am nañ seen système de filtre muy parrainage am na ñoo xam ni pour nga bokk élection fokk nga am un certain nombre d'élus yu la signal pour nga mën a bokk wante parrainage bi Sénégal jël gouvernement bi jël ko parrainage citoyen la maanaam bu fekkoonte ni gouvernement bi dafa jël parrainage wu ay maire signé pour nga mën a bokk xam ngeen ni 95% des maires du Sénégal ñu ngi ànd ak président Macky Sall ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci partem bu boobaa dina jafe lool ku am parrainage beneen bi mooy bu ñu ko yóbboon assemblée nationale aussi comme parrainage foofu tamit kasaalika naka noonu. tax ba élection bi ñu mën koo def ci anam yu mucc ayib sinon di nga am lu ëpp téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti candidat yoo xam ne taxaw nañ nga war leen voter benn bis loolu mënoo am table sax bu mën a jël le nombre de bulletins yi nga xamante ni moom la war a nekk moo tax ba. ci beneen wàll bés yaa ngi dem wante nag xew-xew yu metti yi fi amoon ci weeru mars bala ñu génn ak nit yi nga xam ni jot nañ say ñàkk seen bakkan mu doon ay mbir yi nga xam ni ba tey jile kenn leeralu leen kii di porte parole gouvernement bi nag di dalal xel yi Oumar Gueye moo ngi xam ne ni nguur gi moo ngi liggéey bu baax a baax jëm ci taxawal lii di commission d'enquête indépendante bi. waaw commission boobu dina taxaw gouvernement bi mi ngi ciy liggéey terme de référence yi ñu ngi ciy liggéey te incha allah dina taxaw ñu ci war a bokk yépp nag dinañ ci bokk. pour que ñu leeral vraiment li nga xam ni moo fi xew te waru fi woon xew ay la yéwén ndax li ñu gis dëppoowul ak ni Sénégal bindoo te bu loolu nag commission bi dina génne situer toutes les responsabilités yi nga xam ni moo am ci biir. fii ak quelques semaines nawet bi daal di yegg si jawriñ bu ñu dénk wàllum collectivité territoriales yi moo ngi xam ne ni nguur gi daal dinay jël ay matukaayam ndaxte. fu mu nekk nii tabax na lu toll ci juróom benn mbalka yu mag fa nga xam ni moom mooy Kër Massar mu doon ay jumtukaay yi nga xam ni war nañoo yemb bu ñu yeggee ci jeexintalu weerum mai. Mame Abdou Gueye Kassé jërëjëf maa la ko junj itam ci njortalu xabaar yi jëwriñ gu ñu dénk wàllu mbay mi ci Sénégal Moussa Baldé ne nag Sénégal ren ji la mu am ci mbay rawatina ci wàllu gerte da ko doublé ñaari yoon loolu daal di xamle rawatina kon ci lu jëm ci campagne bi nag atum 2020 jàpp 2021 moom nag nee na lépp loo xamante ne secteur la ci ñu ci yëngu wàllu mbay yokkute gu yaatu moo ci daal di am moo ci daal di amee mu daal di yokk ni kon lu jëm ci wàllu gerte gi lu toll ci lu ëpp kon 1 million ak xaaj ci tonne gerte kon ñu doon am ci Sénégal moom nag moo ko daal di xamle ne nag Sonacos waxtu wi kon toll nag ci juróom fukk ak juróom-ñaari tonne jot na ko amee ci wàllum gerte yu ànd ñu teewluy kàddoom Moussa Baldé ay kàddoom ci micro Mame Abdou Gueye Kassé. maanaam léegi chiffres yooyu gëm nañ ni Sénégal li ñu góob ci gerte ci ceeb ak ci foño yooyu yëpp tënk nañ ko fii te li ñu gis mooy dafa am yokkute bu baax a baax boo ko méngalee ak daaw. boo ko méngalee ak juróomi at yi passé daanaka ceeb daal dem na ba 1,3 million tonnes boo jëlee gerte maanaam li ñu natt mooy 1,8 million tonnes presque jege na ko Sonacos moom am na 67 000 tonnes alors que daaw li mu amoon motul 30 000 tonnes muy jég dinañu ko dooleel pour que déwén nañ encore ñu ci réorganisation boobu comme mu gën a am gerte.
beneen jëwriñ bu àddu ci ndaje ak taskatu xabaar yi di Samba Ndiobène Ka moom ñu dénk wàllu équité territoriale ak lépp jëm ci wàllu jàppalante gi moom nag nee na milliards yi nga xam ne génn nañ ko ci Sénégal jëm rek ci jàppale askan wi ak lépp loo xamante ne nag moo am ci wàllu woowule nee na nag kayit yi koy firnde lépp yore nañu ko te nag bu laajee ñu teg ko ci ko taabal kon lépp kon dina daal di noppi moom nag ni ko tey la ko daal di xamle Samba Ndiobène Ka ñu teewli kàddoom ba tey ci micro moom Abdou Gaye Kassé. Surtout par rapport aux pièces justificatives ci li nga xam ne moo nekkoon aide alimentaire bi nga xam ne suñu ministère moom moo ko jëloon en charge mooy pièces yi nga xam ne justificatives yi wane ne lii ñu dépensé lii ni mooy pièces yi foofu mën naan leen ne lépp loo xam ne pièce la woon remettre nañ ko comité bi nga xam ne moom moo yore woon suivi bi mi saytu programme boobu foofu dama leen bëggoon a rassurer que ne lépp loo xam ne waroon nañ ko joxe jëmale ko ci comité de suivi boobu def nañ ko. beneen aspect bi aussi wane ne que ni ñun ñu ngi disponible à toute heure pour recevoir ak ku mën di doon pour continuer vraiment di fournir les bonnes informations parce que nag transparence dafa bokk ci li nga xam ne dañ ciy insister. man la koy junj ci ndorteelu xabaar ak enquête yi nga xam ne ubbi nañ ko ginnaaw faatuk ñeenti liir ci l'hôpital Magatte Lô bu Linguère jëwriñ gu ñu nekk wàllu paj mi Abdoulaye Diouf Sarr moom nag tey yëkkati na ci baat ne nag mbiri kon jàpp nañu ne kon sàgganteef kott moo tax ba ñeenti ñooñu ñàkk seen bakkan waaye nag nee nag képp koo xamante ni kon nekkoon nga garde kon ci boobu la l'hôpital enquête kat yi dinañ la déglu ngir rek indi leeral bu baax ci wàllu woowule moom nag jot na fa daal di yëkkati kàddu daal di dënkaafu ñi nga xam ne ay élèves lañu wala sax ay médecins te nag kaare ne kon duñu tëdd duñu dem ca biir réew mi ngir rek wóyal fa seen ëpp njàng maanaam paj mi loolu lépp nag di ay kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewli kàddoom. am na lu xew hôpital Magatte Lô yàggul mooy ñeenti bébé yoo xamante ne ñàkk nañ fa seen bakkan am na benn enquête boo xamante ne mi ngi en cours mais jot nañ rapport provisoire mooy rapport bu njëkk bi boo xamante dañ ko war a xóotal mais li ñu mën a seetlu rek mooy que ne am na sooxe ci service boobu moo tax tout de suite ñu jël décision ne directeur ba fa newoon il faut absolument que ñu génn ko ci hôpital boobu parce que taxawaay bi des na mais beneen bi mooy képp ku doon liggéey ci centre de néonatologie boobu wax nañ la nga toog enquête bi nga taxaw ñu poser la question xool fan la sa responsabilité toll ci mbir moom bu ñu jotee enquête définitive bi incha allah danañu jël toutes les mesures yoo xamante ne c'est des mesures complémentaires nécessaires bu boobaa. li ñu mën a wax itam mooy effectivement am na liggéey boo xamante ne dañ ko war a taxaw def ko ci hôpitaux yëpp ba képp kuy spécialiste bu ñu la convoqué affecté la ci benn région nga mën fa dem parce que bu ngeen fàttale ko ay at si gannaaw bourse spécialisation 150 000 la woon 150 000 yooyu président ne pour ñu am ay spécialistes yu bëri te xel il faut mu def bourse bi 300 000 ñu def ko 300 000 ba léegi xale yu bëri nekk ay jeunes médecins dañuy bëgg ñëw spécialisé mais nag boo jàngee ba pare ñu jël en charge sa jàng nga nekk fonctionnaire da nga war a nangu fépp fu ñu la affecté rek nga dem liggéey. njiit lu yees yu nekk ci bopp police bu Sénégal ni ki tey ko nañ ko doon teg ci toogu wi ngir rek mu doxal ginnaaw bu ñu ko sampee ci bopp police bu Sénégal moom Seydou Bokar Yàgg ne nag la mu bëgg rek mooy ginnaaw ay digg yoo xam ne jël na ko ngir fexe rek ba liggéey bu mucc ayib ko mu def ko ci bopp police bi waaye nag nee na liggéey bi nga xam ne ku mu fuutu jot na ko def nag da ci fas yéene kon xar tànk tubéem fexe gën mu yokk jéego jëm ci kanam loolu daal di xamle ñu teewlu ci Abdourahmane Ly mi taje muy teewee kon moom Seydou Bokar Yàgg biñ koy samp ci boppu police bu Sénégal. ci loxol jëwriñ gu ñu dénk biir réew mi inspecteur général de la police Seydou Bokar Yàgg jot na feuillant de commandement bi balaa moo def lu ñu tuddee revue de prise de commandement. muy tànneef gu jaar yoon ci bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gu ñu dénk wàllum biir réew mi. gannaaw bu mu sukkandikoo ci jaar-jaaram gu mu ne am na solo loolu muy jaar-jaar ci ay poste yu am solo yu koy war a may mu gën a mën a pare ci mbir yi nga xamante ne mu ngi koy xaar. La police nationale fait face à une criminalité protéiforme.
takk der yi di police nationale dañoo taxaw temm ngir xeex lépp loo xam ne moo di ñàkk kaarange waaye tamit di janook ñoo xam ne dañ koy defee fu nekk di ko dugal ci biir réew mi réewum Sénégal nag nekk loo xam ne jamono ji ñëpp teg nañ ko gët jamono ji nga xam ne ñu ngay gis pétrole ak gaz waral nag ñu war a dolli suñu njàmbaarte wala gën a takkaat suñu dégg di mën a aar ñi nga xam ñoo di askan wi ndax loolu rek moo ñu tax a jóg. Service des populations pour servir et protéger. wegal ngir liggéeyal yoon muy devise police nationale bu inspecteur général de la police fas yéene taxaw bu baax mu ni mu xam bu baax li koy xaar ci bopp police nationale bi mi ngi jël ay engagement yu mu am yéene doxal. Je puis vous garantir que toute mon action. mën naa dalal seen xel fii ne lépp loo xam ne dinaa ko def moo di luy gën a ñoŋal li nga xam ne moo di doxeenu police nationale luy gën a yokk ndëgërlaay ñi nga xam ne ñoo fi liggéey waaye tamit seen nekkin gu gën a ñoŋ si taxawaay bi nga xam te ne bi war na koo taxaw ak dëgërlaay bi nga xam ne war na koo am. maa ngi it jël engagement ni personnel bi dinañ leen taxaw bu baax a baax waaye tamit gën a rataxal diggante bi nga xam te ne bi mooy dox seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di askan wi ndax loolee liñ ci war a jooyante bëri na si wàllu woowee it dinañu gën a daal di dugal loxo yi ñëpp ñoo xam ne ñoo di askan wi waaye tamit dugal loxo yi ñi nga xam te ne bii ñoo di takk der yi ba ñu gën a mën a sàmm kaaraange gi nu mu gën a jegee askan wi loolee nekk na loo xam ne dinaa ko def sama fursa def ko sama lay woo xam ne dinaa ko doxee ngir jàmm daal di sax si réewum Sénégal muy ñi fi dëkk ak ñi fiy ñëw. Et des autres qui vivent parmi nous. directeur bu yees bi ci bopp police nationale mi ngi wuutu inspecteur général de police Ousmane Sy mu nekkoon directeur bu def liggéey gu am solo ci bopp police bi ba noppi yóbbu police fu ne ci àdduna bi ñu sukkandikoo ci jëwriñ gu ñu dénk wàllum biir réew mi balaa moo dem tàggatoo bu mujj ak tax der yi def na ko balaa défilé bi nga xamante ni moo jeexal xew-xew bi. Abdourahmane Ly jërëjëf chef d'état-major des armées ma nga woon ci Saloum moom Cheikh Wade ginnaaw gi nag li nga xam ne moom mooy kàddu mu yëkkati jot na ñaax alkaati ci ponk yu bëri ngir rek alkaati yi doon am taxawaay gu mucc ay waaye tamit gën leen ñaax ci lu jëm ci wàllu fàggandiku gi ak wàllu yar rawatina kon wàllu bàyyi xel ci lu bëri ak dimbalante seen biir loolu daal di xam la ñu teew ci leeral ak sunu naataango ci diwaanu Kaolack Adama Sarr. niñ ko baaxoo di defal ki nga xamee ne nag moo di njiital armée bu bees bu Sénégal nag daal dina amal ab tukkeeb nemmeekom fii ci Kaolack général de corps d'armée Cheikh Wade nag daal di ci profito ngir rek ñaax li nga xam ne moo di militaires yi ñu ànd ak yar ak teggin gi ñu leen xamee. ñu biir kër yi ginnaaw bu ñu yóbboo ci école yi ñu jàng dañu am ay këyit ay sart yu ñu teg yéen ñëpp xam ngeen li règlement de discipline générale maanaam armée nan la tàngo ba kere ngay dem pratiquement dago sax yaa ngi koy jàng loolu ñëpp war nañ ko xam li ci jiitu mooy donc yar ak teggin am xam nooy doxe ak xam nooy doxale si jamono joo xamee ne nag réew yi wër Sénégal yëngu-yëngu bari na ca kii di njiital armée bi nag mu ngi ñaan ñi nga xamee ñoom ñoo di militaires yi de ñu gën a defaru nag te gën a xóotal seeni xam-xam. bi ci topp mooy donc maanaam wàcc que militaire day wàcc militaire toujours mi ngi ci yoon. waaw yoon bu jege ak yoon bu sori rek moo fi nekk. militaire toujours mi ngi ci yoon voilà saa yoo ñibbisee bu ngeen ko seetloo sax bu ngeen tegee seen bagage bu ngeen géej ci àll bi seen doom yi leen jox papa kañ ngay dem wala papa ñaata temps nga fii toog. ñun loolu lañ tànn mooy suñu natt mais mooy suñu mbégte aussi donc loolu nag dañ koy waajal bi mooy nangu sonn ci buñ lay tàggat nangoo jàng ngir yokkute. njiital armée bu Sénégal nag daal dina itam ñaan ñi nga xamee ñoom ñoo di militaires yi dey ñu gën a rek fësal li wàllu dimbalante gi nga xamee ne war naa am ci biir armée. mujj mooy maanaam ni ngi leen di jëflanteel seen biir parce que armée bari dañu yaakaar dox dajale rek ñëpp réew mi la ñuy liggéeyal ñu liggéeyal réew mi nag ginnaaw bu ñu tàggatee ginnaaw bu ñu joxee ay bagages yu mat jox ñu jumtukaay yu mat am na leneen loo xam ni bu fa nekkul liggéey bi du mat mooy maanaam jàppalante ku nekk am fu féete sa morom. gannaaw bañ ko tabbee ci boppu l'armée bu Sénégal nag kii di général de corps d'armée Cheikh Wade daal dina xamle ne dina def kéemtulaay kàttanam ngir rek gën a dimbale ñi nga xamee ne ñoom ñoo di militaires yi.
Adama Sarr ñu wax ci wàllu njàng meeg njàngale mi ndax Covid 19 ñëpp xam nañu ni kon atum 2019 jàpp 2020 lompoñoon na bu baax koom-koomu Sénégal rawatina kon wàllu njàng meeg njàngale mi ndax desuñu sa gannaaw ay bés bu mu jagleel nag wàllub action ak njàng mi ci àdduna wërngal këpp Sénégal du ci des gannaaw ren ji nag mu koy daal di màggal fësal ci thème bu am solo jëm ci na la ñuy def kon ba yokk koppar gi rawatina kon financement yi ginnaaw kon mbas mi laal bu baax a baax njàng meeg njàngale mi ci Sénégal loolee nag xememteef la waaye itam bëgg-bëggal bu bàyyikoo ci coordonnateur bu COSYDEP di Cheikh Mbow moom nag jot na nakarlu ñàkkum ndox wi ak lenn ci li nga xam ne kon mooy taxawaayu ak bërëbu jàngeekaay kan nu mu mel anam yu doy waar yi nga xam ne kon moom la nekkee loolu lépp kon doon sàkkutef yoo xam ne saafaral bu yaatu da ciy saa di sàkku moom Cheikh Mbow ñu teewli kàddoom ci micro moom Seydou Babou Seydina Mbaye. tey dañ fi daje di tàmbali loolu ñu tuddee suñu bis bi nga xam ne bis yi ñu jagleel mbirum njàng beeg njàngale ci àdduna te société civile bi jagleel ko ñëpp xam nañ ni ñoo ngi koy célébrer léegi am na ñaar fukki at ak benn daaw rek dañ ko deful ndax Covid bi ren nag ñu ne il faut ñu jéem a jàngat suñu l'école ni mu bindoo jël ko seet lan la soxla ci li ko mën a gunge ba évidemment ñu mën a am école boo xam ne dana mën a jàkkaarloog lenn lu koy bett loolu nag ñu ne Sénégal war na ci gën a def ay jéego bu ñu xamee ni boo amee benn école si ñaari école amuñu ndox fi ñu toll nii boo jëlee fukki école ñeent yi am nañ ay problème mu gànnuwaay boo jëlee it téeméeri école genn wàll bi lu ëpp genn wàll bi amul sécurité maanaam amul mur amul lépp loo xam ne day aar jàngalekat yi kon loolu nag dafay nekk loo xam ni war nañoo mën a yëkkati yëngal ñu ba nga xam ni dinañ mën a am budget bi fuñ ko si ñu si mën a jagleel fànn yooyu loolu moo waral évidemment tey ñu ne dañ fi daje ci waxtaan woowu loolu nag liñ ci jàngat mooy benn il faut ñu xam ni suñu réew jaaxle woon na loolu bi nga xam ne Covid bi bett nañu mais li ñu waral ñu jaaxle mooy dañoo préparé wuñ suñu bopp pour que bu mbir ñëwee bett ñu am ay jumtuwaay yu ñu jàkkaarloog moom préparé sa bopp nag mooy am ay classe yoo xam ni dafay yemamaay ba nga xam ne lu la bett du la mën mooy am ay jàngalekat yu doy mooy am ay table banc yu doy mooy xam ni it njàng ak njàngale yemul kese si jàngalekat bi ak craie bi ak tableau bi waaye it njàng ak njàngale mooy li ko wër environnement. Cheikh Mbow moom mooy directeur exécutif bu COSYDEP addu ci nawet wi teru fii ci Sénégal ba tax ONAS moom nag ne jël ay matuwaayam rawatina nag bëgg rek lépp loo xamante ne ni ay jafe-jafe la mu daal di ci fàggandiku askanu Sénégal nee na nag dana daal di pomper lépp loo xamante ne ni station la waaye tamit bërëb yi nga xam ne kon fa la ndox mi daje dana ko gën a taxaw xar ci tànk tubéem bu ko defee benn jafe-jafe bana amee ci askan wi loolu la ñu daal di xamle ba tax nag tey bi ñu amal seen benn CRD di ab ndaje woo xam ne ñu waxtaanee lépp jëm ci wàllu nawet wi jot nañu ab plan goo xamante ni rek la ci jub rek mooy fexe ba lépp li nga xamante ni mooy jafe-jafe rawatina kon nawet wi lañ ciy daal di nemmeeku wàññeeku bu baax a baax ci askanu Sénégal loolu ma ngi amee ci teewaayu gouverneur bu Ndakaaru ak Mamadou Dieng sunu ndaw ci teewoon ci ndaje moomu lee ONAS fësal ab programme bu mu tàbbal liggéey bu jëm ci xeex wàllu mbënd mi muy liggéey boo xam ne danañu ko amal laata ak diirub nawet bi Kër Massar bokk ci commune yu mbënd mi gën a sonal maire gox ba ne liggéey yu ñu fa tàmbale woon ba léegi yeggul la. gis nañ liggéey bi démarré na ADM mi ngi foofu ñu ngi defar ay canalisation yu mag di defar ay bassin di yóbbu ndox mi ci forêt classée bi di ko dugal ci marigot bu mbaaw bi pour mu dem ci géej ñu am yaakaar ne loolu bu parewee li xewoon daaw du mën a xew mais tamit aussi xam nañ ne travaux yi comme ay travaux durable la liggéey bi gaawul noonu te Kër Massar dafa yaatu 25 kilomètres carrés la quartier yi dem na ba 140 kon xam nañ ne am na quartier yu bari yoo xam ne liggéey bi du fa egg. sapeur pompier yi ñoom bokk nañ ci ñu jiitu ci xeexu mbënd mi commandant Pape Ange Michel Diatta muy xamle ne ren it xeex boobule ci ñaari fànn la ñu koy amal la. comme année yëpp généralement ñaari dispositif la ñuy prévoir am na dispositif bu ñuy tuddee dispositif fixe ak dispositif bu ñuy tuddee dispositif mobile xam nga ne su tawee moom ak Dakar inondation yi nu muy demee amuñ moto pompe yoo xam ne mën nañ ko teg buntu kër bu nekk donc te xam nañ am na ay points yoo xam ne ñu tuddee ay points noirs c'est-à-dire que su commencé taw rek même pour accéder fa da ngay am problème yooyu dañuy anticiper ñu teg fa ay suñuy moto pompe beneen dispositif mooy maanaam dañuy ñëw pompe ci benn secteur après ñu jógee foofu yóbbaat moto pompe yi pompe ba demaat pompe beneen secteur. lu ëpp fanweeri digle ñu amal ko ci njeextalu CRD bile
gouverneur ne am na ci yaakaar Alassane Sall ne faaw ñu taxaw ci nu digle yile anto nañu xam ni liggéeyu tali bi liggéeyu évacuation ndox bi liggéeyu éclairage bi public liggéey yooyu yépp benn liggéey rek la et nañ ko comprendre noonu jàppalante accompagnante ba benn ci liggéey yooyu du tardé pour le bien des populations ak seen sécurité. Office national de l'assainissement du Sénégal ak communes yi boole seeni doole ngir gën a ñoŋal nekkinu nit ñi ci wàllum assainissement ci noonee ONAS xaatim ñeenti déggoo digganteem ak commune bu Rufisque Rufisque Est Rufisque Nord ak Thiaroye-sur-Mer. ñàkkum karange lay xeex ca diwaanu banlieue bu Ndakaaru ba tax lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki lamp yoo xamante ne nag lii di jant yu moo ko doxal lu daal di ko kon jagleel askanu banlieue bu Ndakaaru yëpp rawatina kon ci Jidda Caaroy kaw loolu nag ki ko def mooy PCA bu Serek di Omar Sow ne nag la mu bëgg rek mooy jigéen ñi rawatina kon soxna yi mën a def kon seen activité ci anam gu mucc ayib di dem ak dikk itam ci seen teyaay bakkan loolu lépp kon tax mu daal di kon am bëgg-bëgg bi daal di ko jëmal fa fecc Jidda Caaroy kaw ñu tawli kàddoom Omar Sow ci micro Mamadou Lamine Fati. waaw programme Lampadaire dañu nekk ci Jidda Caaroy kaw président de la République indi fi programme projet ak Promoville donc loolu ñu ci sant yàlla tey buñ toogee nii di def lu mel nii biir Jidda Caaroy kaw dañ ciy sant président parce que Jidda am na ay tali Jidda am na ay canalisation Jidda am na ay lampe donc Jidda dund bi dellu si waat na Jidda te loolu Macky Sall lañ koy santé mais li ñu gis ci programme Promoville bi mooy ci tali yu ci mbedd yu mag lañ koy jaaree loolu benn la ñaareel bi mooy wax naa ko sànq ci samay kaddu mooy état buy liggéey état décentralisation lay liggéey commandement territorial la day liggéey préfet bi préfet liggéey gouverneur préfet sous-préfet bu ñëwee day dem jox ko maire bi ñun nag li ñu seetlu Jidda Caaroy kaw mooy lamp yi nga xam ne ñëw na dans le cadre du gouvernement de la gouvernance centrale bu ñëwee comme maire bi moom mooy wax def leen ko fii parce que moom moo am prérogative boobu dañu seetlu nga day dem quartier yu ko neex yi nga xam ne jàpp nañu ay nitam ñoo fa nekk mu éclairer ko mu jël yeneen quartier yi nga xam ne jàpp nañu ay nitam nekkuñu fa mu bañ ko éclairer ñun seet nañu loolu xam nañ loolu gis nañ ko loolu mënuñu ci dara mais li ñu mën mooy li ñu am ñun yënde ko du dëgg xool waxuma nag xool quartier yi nga xam ne daf ko tëb dama ne nañu xool dajale délégué de quartier yëpp waxtaan nañu moo tax ni que lampe yi boo ko dugalee ci biir quartier yi jigéen yi dinañ mën a toog ci suufu lampe yi di jaay du dëgg xale yi dinañ ñeme génn di jënd donc loolu dafa baax ci commerce commune bi. leneen lu mu doon jund ci ndorteelu xabaar yi lu toll nag ci ñeent fukk ak ñeent di nappkat ñoo ñàkk seen bakkan ci géejug Sénégal loolu nag atub 2020 la jàpp 2021 xayma boogee nag tax ba ñu dem ci diwaanu bu Yoff laaj ñoom nappkat yi kon léeg-léeg ñuy gis ñuy ànd ak seen tuutànk yi lan moo ko waral ñu ëpp na ci ñoom nee nañ kon bokk na ci nag li nga xam ne kon bokk na ci wàllub jafe-jafe yi jaar di jànkonteel ak tamit fexe tàggat ndaw yi ci li ñuy daal di yëngu ji napp gi ñu ànd ci leeral ak reportage bu Aïssatou Kane. Yoff Tongoor gaal yi door a teer kenn ci nappkat yi di wuyoo Moussa Ndoye di mettitlu génnum àddina ndaw yi donte jàpp na ni ab métier la te lu jaadu la ndaw yi di ci yëngu. waaw loolu moom dañ koy duddee njaaxare rek njaaxare parce que bu yàggul rek am nañ ci benn choc bu am fii à côté je crois 3 personnes xaw ma 4 personnes même famille ndax seeni ñaari yaay ñoo bokk ndayax baay ñoom ñëpp dema waaw mais gune yi tamit dañ leen di dugal géej pour ñu jàng métier ndax fii booy su bare bi ñuy dugg géej ay xale yu ndaw lañ mënoo wax ne lu anormal la non lu normal ñu fekk ko ci gaalam borom kër gi nanguwul tontu ci laaj luñ ko laaj. léegi mën naa indi sama kii ñu waxtaan bu faa nga koy yóbbu ci géej yooyu noonu. yéen kay da nga war laaj géej gi lu ko téye am jën yooyu kay ngeen war laaj kay loolu moo war gën a débat. moom mi di nappkat ak di doomu nappkat Ibrahima Gueye ngi ñuy xamal ni day dem géej ak doomam mu am fukk ak juróomi at mu ñuy xamal lu tax. waaw xam nga fu mu ne nii mool boo àndal moom nga amul moo waral amaana kay nga jël sa ay doom di ànd ak ñoom. instant boobu noonu nag jàng respecté wu ko woon dafa daan daw rek. soo leen waxee jàngi leen doon naa la jàngi naa nekk si beneen wet dem ba xam nga doo leen waxee jàng doon dem ne papa man damay dem géej quoi loolu nga obligé di yóbbu leen soo leen yóbbu dañuy nekk si kër gi di jooy wala nu ñëw yow suba di ñëw di jooy. moom mi lay nappkat ngi ñuy xamal ni bateau yi rek ñoo tax ndaw yi di dee.
wallahi yàlla xam na ni ñi see xamante ni seen ay yoon noo ci dese saxaari li si ëpp saxaari la. kan. wetu maaru géej ku góor kii am fanweer at ak ñeent ab rescapé la ñaari yoon mu naroon ñàkk bakkanam ci biir géej Moustapha Mboup day faral di ànd ak ay ndaw muy ñaax nappkat yi ñuy farataal sarax. ma sensibiliser leen pour ñuy bàyyi xel sarax di génn sarax waaw ndax parfois ñàkk joxe sarax mooy indi yii yëpp. waaw loolu da lay protéger waaw loolu da lay protéger aussi da lay aar. 2020 ñeent fukki ak ñeent ndaw ñoo ñàkk seen bakkan ci biir géej gi ngir am donn ak wàññi seeni jafe-jafe waajur yi tàmmu ànd ak seeni doom ngir ñu mokkal boobu lay métier. tàggat yaram benn ponk ak rëg-rëg doomi Sénégal bi nga xam ne dafa am kon défaite ni ki démb loolu nag gulet ginnaaw bu mu suuboo ci tàggatu bi di MMA loolee nag nekk ginnaaw ñett ndam yoo xam ne kon jot na ko ci am démb moo nekkoon kon défaitam bu njëkk ginnaaw kaw xam ne kon jot na ko def ak doomu Biélorussie bi di Kirill Grinchenko moom nag bu ñu sukkandikoo ci ménagère am di Leyti Sène nee nag loolee tegul ci yoon ba sax nee nañu danañ dugal ab bataaxalu dabu ngir rek fexe ñu gantal ndam bi nga xam ne kon jox nañ ko naataangoom boobu la ñu teew lii kàddoom moom Leyti Sène ci micro Moustapha Gabar Diop. def nag neexul kenn souhaité wu ko mais ci sport moom il faut ngay am gagné rek am perte am match nul am aussi comme li ñu arrivé démb ndax li ñu arrivé démb ñun. dañoo jàpp décision arbitre la boo xamante ni c'est à revoir. d'ailleurs dugal nañu recours bind nañu kilifa wan FC yi donc ñoom pour ñu xoolaat affaire bi problème d'arbitrage aussi ak résultat bu ñu munti jox après dañuy xam ne rek xëy na loolu aussi day am ci sport de combat yi. ku ne xam naa ne wan FC ñu ngi signé ak ñoom 5 combats yàlla dogal na jongante nañu ñett yi. ñu perte benn bi en attendant recours bi di génn di ko sant yàlla bu baax a baax di sant aussi rek encore une fois dama koy répété sénégalais yi ndax xam naa ne yeneen ñaari combat yi des itam ñoom lañ ciy àndal rek côté làmb ji ku ne xam na ne Covid bi moom moo ñu woon bouleversé xaw a jaxase adduna bi sax comme ni ma ko mun waxee donc amuñu guñu woon date boobu noonu nag mooy li nga xamante ni moom la ñu xaar war naa rencontré d'ailleurs njiital Sénégal Entertainment muy Mao Cissé tout à l'heure bu soobee yàlla donc pour ñu waxtaan ci affaire d'attaque xëy na ak yeneen quoi bu ko defee fële moom incha allah rabbi champion day ñibbi si rek dellu si waat ci suñu biir ñun ñi nga xamante ni ñu ay mbokkam ñu wax dëgg yàlla rek defarwaat bu njëkk daal di demaat pour combattre bu soobee yàlla. gërëm nañu leen mbokk yi loolee laf laajtu xabaaru mbaraxe gërëm ñëpp ñi ci jàpp lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 19h45 xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anoush Kaba fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu fan ci jàmm.